0 temps mbokk internet yi nuyu nañ leen ziar nañ leen fi ñu leen daan nuyoo di leen wax ne tey su leen déplacé wu ñëw ba fii ci Sébikotane ñëw jël si Boy Sébi tey ci open press bi mi ngi war a bëre ak kii di Nakhan Ndiaye numéro 2 moom la ñëw seet si tey ci open press bi fas yéene séq ak moom waxtaan fas yéene suivre open press bi A ba Z lu ci mënti am tey dinañ leen ko jox live ante mais dama leen di wax rek sama gars yi kii di Boy Sébi dafa mën li muy def gëm boppam nekk ci lamb nekk xale bu ndaw mais gis ngeen tey open press bi Dab Daan ñëw na fi kii di Armé bu Ngéwal ñëw na fi kii di Sathiès 50 ñëw na fi kii di Jordan aussi ñëw na fi ñëpp ñëw nañu accompagner seen rak ñëw accompagner seen doom seen jarbaat Boy Sébi ci open press bi léegi sama gars yi waaw sama gars yi mi ngi noonu l'arrivée de l'enfant prodige de Sébikotane mi ngi noonu mi ngi dugg si Boy Sébi ñëw na Boy Sébi agsi na ci open press bi l'adversaire de Nakhan Ndiaye numéro 2 moom mooy dugg si noonu jëlal loolu jëlal coow li jëlal riir gi waaw Boy Sébi from Sébikotane mi ngi noonu moom mooy dugg si noonu ci 4x4 bi waaw ci open press bi mi ngi noonu moom ngeen di seen noonu ci oto bi tey le mercredi 22 décembre 2021 waaw xoolal loolu jëlal loolu Boy Sébi mooy agsi noonu mercredi 22 décembre 2021 ñoo ngi à Sébikotane Boy Sébi mooy waaj a dugg si noonu l'adversaire de Nakhan Ndiaye numéro 2 moom mooy waaj a dugg si noonu ci open press bi ñoo ngi fii ci Sébikotane waaw aca mbar mi génn sil boog waaw oto yaa ngi noonu déeru yi waaw fas yi seret yi ñëpp a ngi taxaw ñëw accompagner l'enfant prodige de Sébikotane Boy Sébi mooy waaj a dugg si noonu pensionnaire de l'école de lutte Boy Niang waaw mi ngi noonu moom moo war a wàcc noonu ci 4x4 bi Boy Sébi moom ngay am noonu waaw aja Boy Sébi agsi na ci open press bi ni ma leen ko waxee rek sama gars yi tey le mercredi 22 décembre 2021 ñoo ngi à Sébikotane waaw ñoo ngi à Sébikotane Boy Sébi ñëw na ci open press bi Boy Sébi ñëw na waaw moom moo wàcc noonu ci 4x4 bi Boy Sébi l'adversaire de Nakhan Ndiaye numéro 2 moom mooy am noonu waaw moom mooy wàcc noonu ci 4x4 bi mooy wàcc noonu Boy Sébi ngay am noonu l'adversaire de Nakhan Ndiaye numéro 2 moom mooy am noonu waaw agsi na sama gars yi dugg si na tey du yomb waaw ça c'est ma sœur c'est ma petite sœur Fatma Dia from Kewel Info mi ngi noonu Boy Sébi dugg si na ci open press bi waaw na wàcc na wàcc na dugg si moom rek la fans yi di xaar supporters yi moom la ñuy xaar gis ngeen déjà booy bi li mobilisé déjà asiko yi ñu ngi ci wet gi asiko yi ñu ngi noonu waaw géwal yaa ngi noonu géwal yi ngay seen noonu géwal yaa ngi noonu
noonu sama gaay Géwël yaa ngi noonu Géwël yaa ngi noonu ñooñu ngay seen ñoom ñooy tëggal kii di Boy Sébi Géwël yaa ngi noonu Boy Sébi dugg si na Boy Sébi dugg si na Boy Sébi ñëw na mi ngi noonu mi ngi noonu mi ngi noonu dugg si na Boy Sébi ngay am noonu dugg si na mi ngi noonu moom ngay am noonu mi ngi noonu Boy Sébi mi ngi noonu jalal mi ngi noonu Boy Sébi mi ngi dugg si na ci open press bi dugg si na ci open press bi xoolal loolu sama gars yi ambiance bi yéeme na ambiance bi waaw kokoy Sa Thiès 50 maa ngi ziar bàyyi wu ma la sama boy ga dinañ jéggante après jaajëf ndeysaan Boy Sébi dugg si na ci open press bi Boy Sébi dugg si na Boy Sébi moom ngay am noonu dugg si na ci open press bi mi ngi noonu ndeysaan mi ngi ànd ak Jordan bu Pikine Jordan bu xam sa cosaan Jordan ba woon tay si nga moom moo ko andi mi ngi noonu ji leen rappelé rek Jordan fii la dëkk fii ci Sébikotane la dëkk Boy Sébi mi ngi noonu Boy Sébi moom ngay am noonu mi ngi noonu moom ngay am noonu waaw Dab Daan mi ngi noonu Dab Daan ñëw na Jordan ñëw na armée bu Ngéwal ñëw na armée bu Ngéwal moom ngay seen noonu armée bu Ngéwal moom ngay seen noonu ñëwal gi jaajëf rakk ji ndeysaan mi ngi noonu Dab Daan ñëw na armée bu Ngéwal ñëw na Jordan ñëw na Sa Thiès 50 aussi dugg si na waaw ci open press bi waaw kokoy Dab Daan mi ngi noonu ndeysaan open press bi tey war na xumbu mi ngi noonu sama gaay yi dugg si nañu waa jëlal loolu kokoy Boy Baldé ñëw na Boy Baldé ñëw na waaw sama gaay ambiance ak Géwël yi ñoo ñooy tëggal Boy Sébi ambiance ak Géwël yi ñoo ñooy tëggal Boy Sébi jëlal loolu jëlal Géwël yi ñu ngi noonu ñoom ñoo seere tey ñoom ñoo seere ambiance bi Géwël yaa ngi noonu ñoom ñoo seere ambiance jëlal loolu ñi ñooy tëggal kii di Boy Sébi ci open press bi mi ngi noonu waaw yàggatul de sama gaay yi waaw mbër yaa ngi ci échauffement bi mbër yi ñoo ngi ci échauffement bi ñu ngi ànd ak Jordan ñu ngi ànd ak Boy Baldé Boy Sébi mi ngi ànd ak armée bu Ngéwal mi ngi ànd ak Sa Thiès 50 Boy Sébi mi ngi ànd ak Dab Daan mi ngi ànd ak yeneen mbër yoo xam ne ñëw nañ tey fas yéene apporter ko soutien presse moo fi ñëw da leen di bàyyi mu liggéey ak ñoom Boy Sébi wax ak ñoom li mu nar a yóbbu le 26 décembre fële ci arène nationale gars yi yar ak tegin lu la may lu nekk baaxul waaw Boy Sébi ngi di ak ñi ma àndal ñu ne fi Dab Daan waaw sama gars yi mi ngi noonu gars yi ñu ngi ci échauffement yi Jordan moom moo dirigé moom mooy seen mag Jordan mooy taaw bi moom moo dirigé Jordan mooy taawu Sébi am na caatu Sébi am na Boy Sébi waa caatu Sébi mi ngi fi waaye tey Boy Sébi moom moo aye
tey Boy Sébi moo aye Jordan mi ngi noonu drapeau Mor Fall la war a bëree drapeau Mor Fall la war a bëree moom ak kii di Naxa Ndiaye numéro 2 ñu ngi war a bëree 7e combat de la soirée le dimanche 26 décembre 2021 jëlal Boy Sébi dafa waane boy bi jël ko jëlal Boy Sébi mi ngi noonu mi ngi noonu Boy Sébi jëlal mi ngi ñëwaat mi ngi dem ñëwaat léegi yàggatul Boy Sébi jëlal ambiance mi ngi noonu Boy Sébi ak Jordan ñoom ñaar ngay am noonu Boy Sébi ak Jordan ngay am noonu Boy Sébi ak Jordan ñoom ñaar ngay am noonu Armé bu Ngéwél ci wet gi Dab Daan mi ngi taxaw jàkkaarloog moom jëlal loolu waaw aca Jordan ngay seen noonu ndeysaan muy contact ak Boy Sébi Jordan ngay seen noonu muy contact ak Boy Sébi Jordan ngay seen noonu muy contact ak Boy Sébi waaw mi ngi ci séance de boxe bi
mi ngi noonu Boy Sébi mi ngi ci séance de boxe mi ngi ci séance de boxe yi jëlal loolu moom coach bi 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 waaw jëlal Boy Sébi mi ngi noonu jëlal Boy Sébi ay càmbar mi ngi noonu mi ngi noonu waaw waaw koy Boy Sébi mi ngi noonu waaw mi ngi noonu Boy Sébi moom ngay am noonu jëlal mi ngi noonu aha ay jàmbar jëlal loolu mi ngi noonu dafa waane boy bi dafa waane dafa dégg galañ dafa waane dafa mën a fecc mi ngi noonu mën a bëre lool Boy Sébi mën a bëre lool la def boy bi jëlal Boy Sébi mi ngi noonu Boy Sébi ay càmbar Boy Sébi Boy Baldé bu Sébikotane mi ngi noonu Boy Baldé moom ngay am noonu moom mooy magu xale yi moom mooy magu boy yi mi ngi noonu Boy Baldé ay càmbar waaw jëlal loolu ay càmbar waaw mi ngi noonu nee na gaay nañ ko may loxo nee na lan moo xew sama gaay yi nee na supporter yi fans yi nañ ko may loxo mi ngi noonu Boy Sébi mi ngi noonu Boy Sébi moom ngay am noonu mi ngi noonu le jeune prodige de Sébikotane Boy Sébi mi ngi noonu l'adversaire de Nakhane Ndiaye numéro 2 mi ngi wax ak géwal yi mi ngi concerté waa géwal yi waaw chorégraphie day jaar yoon mi ngi noonu mi ngi wax ak géwal yi chorégraphie bi nan la war a demee mi ngi noonu maa ngi ziar mi ngi noonu Boy Sébi ci biir géwal yi waaw jëlal loolu jëlal waaw ay jàmbar wax na ak géwal yi ba pare wax na leen luñ ko war a tëggal waaw mi ngi ci biir waaw mi ngi noonu sama gaay tey le mercredi 22 décembre 2021 ñoo ngi fii à Sébikotane ñëw teewe si l'open press du jeune prodige de Sébikotane en l'occurrence mi ngi noonu Boy Sébi
l'adversaire de Nakhan Ndiaye numéro 2 le soir du dimanche 26 décembre 2021 mi ngi noonu Djibson production Djibi Ndiaye Djibson production moom moo fa jaar jëlal mi ngi noonu Boy Sébi mi ngi noonu ci wet gi mi ngi noonu mi ngi waaj a tuus mi ngi noonu di waaj a tuus joo ngi noonu Jordan moom ngay am noonu Jordan ngay am noonu mi ngi noonu taxaw ak Dabdan jëlal Boy Sébi mi ngi noonu jëlal Boy Sébi ci open press bi lépp ci open press bi ambiance 100% mi ngi noonu Boy Sébi mi ngi noonu jëlal l'enfant prodige de Sébikotane mi ngi noonu ayca sama gaay waaw ambiance 100% mi ngi noonu ambiance 100% ambiance 100% ambiance 100% jëlal Boy Sébi jëlal Boy Sébi mi ngi noonu di waajal chorégraphie ay jàmbar waaw Boy Sébi ngi noonu aha waaw loolu leer na nee naa leen dafa dégg galañ nee naa leen dafa mën a fecc nee naa leen Boy Sébi dafa mën a bëre mi ngi noonu su ma jumul carrière am benn défaite la ci am comme duggee ci arène bi jusqu'à présent su ma jumul benn défaite la ma sa am ci lamb ji waaw ay jàmbar waaw ay jàmbar waaw mi ngi noonu Boy Sébi mi ngi noonu Boy Sébi ngay am noonu waaw Boy Sébi ngay am noonu ci open press bi ambiance 100% sama gars yi ambiance 100% mi ngi noonu Boy Sébi mi ngi yëngal supporters yi mi ngi yëkkati supporters yi xoolal loolu xoolal li mobilisé jëlal li mobilisé lii lépp Boy Sébi moo ko mobilisé jëlal supporters yi lii lépp Boy Sébi moo ko mobilisé ambiance 100% mi ngi noonu ay càmbar waaw ci rang yi maa ngi seen Jordan ci rang yi maa ngi seen Dabdan ci rang yi maa ngi seen Boy Baldé bu Sébikotane ci rang yi Sa Thiès 50 mi ngi ci rang yi aussi Armé bu Ngéwal bu Diamniadio mi ngi ci rang yi Louis Thior bu Sébi aussi mi ngi ci rang yi waaw jëlal aca jëlal mbar mi mi ngi noonu kokoy Boy Sébi ko xamul dégg nga ko mi ngi noonu waaw
ayca mbër mi ngi noonu kokoy Boy Sébi Boy Sébi bu Sébikotane école de lutte Boy Niang pensionnaire de l'école de lutte Boy Niang mi ngi noonu pensionnaire de l'école de lutte Boy Niang mi ngi noonu Boy Sébi moom ngay am noonu ba léegi moom moo ñu wan ginnaaw noonu mi ngi war a bëre ak Nakhane Ndiaye le dimanche 26 décembre 2021 dimanche 26 décembre 2021 mi ngi yëngal supporter mi ngi noonu jëlal Boy Sébi mi ngi noonu mi ngi galvaniser foule bi mi ngi yëkkati supporter yi waaw jëlal situation bu Sébikotane moom ngay am noonu situation bu Sébikotane ñëw na Sa Thiès 50 mi ngi noonu Sa Thiès 50 école waaw jëlal loolu mi ngi noonu mi ngi ci tuus bi open press bi mi ngi noonu sama gars yi ambiance 100% fii ci Sébikotane mi ngi noonu Boy Sébi l'adversaire de Nakhane Ndiaye numéro 2 moom ngay am noonu sama gars yi Sébikotane am na ambiance jëlal boy bi mi ngi noonu voilà après mën na ñëw mi ngi noonu jëlal ay jàmbar waaw kooku beneen phénomène la Siteu bu Sébi laa gisul Siteu bu Sébikotane laa gisagul ba léegi waaye Louis Georges bu Sébikotane mi ngi fii Boy Sébi mi ngi fii jëlal armée jëlal ngewal gi mi ngi noonu jëlal ngewal gi armée bu ngewal ngay am noonu waaw jëlal kokoy Sa Thiès 50 Sa Thiès 50 moom ngay am noonu Sa Thiès 50 moom ngay am noonu Sa Thiès 50 moom ngay am noonu waaw Sa Thiès 50 école de la Double Less mi ngi noonu jëlal mbër mi acca mbër aha waaw aha waaw nee na affaire bi moom la l'adversaire de Doki moom ngay am noonu Sa Thiès 50 invaincu jusqu'à présent daanoogul mi ngi noonu mësul daanu mi ngi noonu kookoy Sa Thiès 50 waaw ay càmbar waaw loolu leer na kookoy Sa Thiès 50 ay càmbar Louis Thior mi ngi noonu waaw ambiance 100% sama gars yi ambiance 100% ambiance 100% ambiance 100% ambiance 100% mi ngi noonu jëlal ambiance 100% ok ndeysaan waaw kooku ngay seen rakk la ci doom ci Boy Sébi kooku ngay seen noonu Serigne moom ngay seen noonu jëlal Boy Sébi mi ngi noonu mag jaa ngi noonu Boy Sébi mi ngi noonu jëlal beneen phénomène ngay am noonu beneen phénomène moom ngay am noonu aca jo
Jordan moom ngay am noonu ci wet gi joo ngay am noonu ci wet gi waaw waaw Boy Sébi mi ngi fi Caatu Sébi mi ngi fi Jordan mooy taawu Sébi waaw waaw aca jëlal mi ngi noonu Boy Sébi ngay am noonu Boy Sébi ngay am noonu moo waral bés bi mi ngi noonu l'adversaire de Nakhane Ndiaye numéro 2 Boy Sébi bu école de lutte Boy Niang aca mbër nee na gaay nañ ko may loxo waaw waaw aca Sa Thiès 50 waaw waaw nee na gaay nañ ko may loxo waaw waaw aca mbër waaw waaw mi ngi noonu dafa mën a fecc booy bi dafa mën li muy def mi ngi noonu kokoy Boy Sébi dafa mën li muy def mi ngi noonu dafa mën a fecc mi ngi noonu waaw waaw ñu ngi leen di nuyu yéen ñëpp di ziar ñëpp di baalu ñëpp ak te di baal ñëpp ak tey nag ñu ngi fii ci Sébi Xotaan ñëw seet si suñu champion muy Boy Sébi xam naa ne moom ni mu feccee moom su ko feccee làmb ja wala en tout cas daal moom def naa ay échauffement yu am doole di bëggee nag tey ki ñu fi fekk muy suñu grand muy suñu champion Jordan ñu ngi koy bëggee bu baax a baax ay ñoom armée bu ngee wala ñoom Sa Thiès 50 ak ma liñ fi fekk yëpp dañ na open press kon gars yi nañuy dégloo tuuti ñu waxtaan ak ki nga xamante ni moom mooy mbër mi comme que temps amul te fuñ jógee dafa sori te amul mbër mu mag amul mbër mu ndaw képp koo xamante ni soxla nañu rek dañuy ñëw parce que dañ naan ñu mag ñi moom jaratuñoo jàppale mais ñii ñoom ñoo fi des mbër mag lay nuyu. waaw maa lay siyaar waaw di nuyu Sébi Xotaan gi yëpp waaw di leen jaajëfal di wax ni kontaan nañ trop si yéen waaw ni nga xam ne ñun ñëpp ñoo bokk Sébi lii la rek du man kase quoi ñun ñëpp la waaw nañ gën a jàppaat rek mu gën a am doole. sama gars ñu dégloo waaw di santaat ñëpp rek waaw di sant tamit presse bi xam nga def déplacement jógee Dakar ba fii waaw di leen jaajëf bu baax di sant gars yëpp si jàpp sama mbokku mbër yi am ma seen fay waaw di leen bëggee bu baax ku si mel ni grand Diop di ko si jiital waaw mu joxal ma ko yeneen mbër yëpp yeneen champion yi gars yi jam naa ñoom Ibba gars yi di leen bëggee bu wér di sant sama grand bëgg sàmm mi moom depuis ba mbabat ba tey fu ñu xewle day taxaw buñ lu dul làmb sax da si jàpp waaw di ko jaajëfal di wax waa Sébi Xotaan ko sàmm lépp lu mu dugg rek waa Sébi nañ si ànd di sant ñëpp di sant waa Sébi Xotaan di sant autorité yi jàpp nañ si bés bi waaw di leen gën a woowaat tamit ñu gën a ñëw jàpp si bés bi waaw di woo autorité yi ñoo leen woo li rafet na trop mais bés ba lañ ko gën a soxla mobilisation bi sama gars yi mu gën a am doole le 26 incha allah ñu dem suñu borom mooy ñu ndam ñu ñëwaat si 4 heures incha allah. waaw monsieur Samb moom la ñuy passé parole bi parce que dañ ne mbër bu ndaw loo ko jàppale doyul mbër bu ndaw ku ko jàppale rek la am kon nag monsieur Samb bu déplacé woo ñëw ba fi aussi dafay laaj ñu jox ko parole mu sànni ci moom tamit wax ñu monsieur lan moo tax nga jël booy bi taf ko ci sa wet di ko soutenir financièrement pour mu évoluer pour mu avancer maanaam sa diggante ak Boy Sébi lan la. bon man maa ngi nuyu ñëpp di gërëm ñëpp di sant mbooloo mi fi teew jeunesse bi fi teew tey di nuyu tamit presse bi déplacé wu fii pour jël avis mbër mi ak avis population bi par rapport ak moom ci li mu jëm. li may wax nii nag ci jeunesse bi yëpp laa koy wax parce que man sport dama ko bëgg. jeunesse bu Sébi Xotaan la concerné ce discours jeunesse bu Sébi Xotaan la concerné. la concerné parce que jeunesse bu nga xam ne si dañu fonk sport muy football muy bëree lépp man maa ngi ci parce que dama ko doon def dama xam sportif dafay laaj ku ko accompagner ci fi mu jëm
donc mu nekk lu nga xam ne si lu ma war la ma di ko def bi ci des moom mii parce que depuis Boy Sébi depuis ñu commencé mbapat yu ndaw yi ñoom ak ñoom Moussa Diongo ak ñeneen mbër yëpp mënuma lim lépp bu ma limee damay juum dama leen yàgg di leen suivre di leen accompagner te mbër na kii bëre bi nag autorité yi ak personne responsable yi dañu war a accompagner jeunesse bi. ci loolu moo jaadu. loolu moo tax te mu nekk ku am yar parce que des fois bëree nit ñi niñ koy interpréter nekkul ci xale yi am nañu yar sport la sport nag du ñàkk yenn yi quoi du ñàkk yenn yi mais xale yi surtout moom mi dama ko apprécier bu baax ci yaram ci fonk liggéeyam mooy entraînement am ci jox nit cër et loolu laay invité ñi ci des aussi ñu roy ko moom ci côté boobu. gëm nga ni mën a doon champion booy bi gëm nga ni mën a dem ba man aw ma ci xel ñaar man li tax aw li tax aw ma ci xel ñaar parce que man yàgg naa ko suivre bu baax ma xam ne ku man bëre la ku am fit ku bëgg li muy def ku mën li muy def donc buñ ko accompagner champion lay doon champion bu mag te aw ma ci xel ñaar te li may wax fii tey man la engagé damay engagé wu pour accompagner ko ba fi ñu bëgg egg ak moom ñu egg fa. bu ñu ne Sébikotane bëri na ay jeunes champions bëri na un grand champion mi ngi taxaw Jordan mi ngi taxaw Boy Baldé mi ngi fi Thiatou Sébi Luy Coor bu Sébi Boy Sébi ñëpp c'est des jeunes champions Jam Ñaajo Jab daan ñëw na Armée bu Ngéwal mi ngi fi gis naa fi Sa Thiès 50 ñëpp c'est des jeunes yoo xam ne ku leen poussé ñu dem Jordan un champion comme Jordan ku ko am Sébikotane am nga champion mais kon autorités yi war nañ mën a taxawu Sébikotane jàppale booy ñu avancé. waaw li nga wax dëgg la bari na ay champion comme Boy Baldé moom it doon naa ko suivre Jordan tamit doon naa ko suivre nii miinantewuñu mais dinaa suivre combat mi ñoom ñëpp ñu ngi leen di suivre autorités yi aussi pare nañu aussi pour accompagner jeunesse bi ci li nga xam ne si moom moo fi nekk mooy làmb ji comme ni ñuy accompagner football bi di ko accompagner basket bi di ko accompagner bépp discipline sportive pare nañu tamit di ko accompagner te ñu ngi ci sax et on va continuer de le faire accompagner leen ba ñu atteindre ñoom seen objectif. d'accord mooy nekk champion. monsieur Mboup tey open press wu Boy Sébi moo ñu andi kon yow xam naa ne yow danañ jéem a kalewaat beneen jour beneen émission ñëw jàkkaarloo ak yow say ambition à Sébikotane nga tegal ñu ko mais tey lan ngay tàggatoo open press bi tey lan ngay tàggatoo. li may tàggatoo mooy li may njëkk a def mooy bëgg kontaan ci xale yi. kontaan aussi ci mbër mi mooy Boy Sébi ak ñi ko accompagner ñoom Boy Baldé ñoom Jordan ak ñoom ñëpp parce que tamit ku jëm ci xare aussi laaj na nga am champion yu mel noonu ci sa wet dañ lay dooleel kontaan ci ñooñu di remercier ñëpp di moom di ko ñaanal bu bés ba yàlla nañu yàlla may ndam lu sedd guy yàlla na daan ñibbisewaat ñu feete ko fii vraiment 26 jour 26 suñu bés la. merci beaucoup te yàlla dinañu ci mbay ndaw incha allah. merci beaucoup yow dinañ jokkowaat après. merci beaucoup waaw maire aussi def na participation bu am solo aussi. monsieur le maire de Sébikotane et que ñu ngi koy remercier aussi. di ko sant di ko gërëm aussi ci action yi muy def ci sport bi ak ci jeunesse bi. merci monsieur Mboup yow dinañ jokkoo waat après. merci monsieur Samb. oui ok merci beaucoup monsieur Samb. ok merci dinañ jokkoo après. ok jërëjëf Fatma ci làmb ji. monsieur Dom. salaamaaleykum wa rahmatullah man la El Hadj Mouhamadou Moustapha Diagne je suis le chef de cabinet du maire de Sébikotane maire Abdoulaye Lo moo ma wax naa fexe ba ñëw assister ci point de presse bi ci open presse u Boy Sébi pour wone ne moom il est entièrement derrière Boy Sébi mu ngi koy supporter de bout en bout donc il m'a instruit de venir pour wone sa présence mais pour wone également sa participation ci combat bi nga xam ne Boy Sébi daf ko am man nag dama ci am ay impression yu personnel mooy à part li nga xam ne lii maire moo ma sant pour ma wax ko mooy féliciter cette jeunesse féliciter encore cette mobilisation parce que lii vraiment c'est une première pour que jeunesse bi mobiliser wu autant derrière un lutteur muy def open press am nii wax dëgg yàlla lii dina encourager les autorités
dina leen permettre ñu bépp effort bu ñu doon def ñu yokk ko ndax jeunesse bi ñooy wane seen bopp jeunesse bu bëgg ñu jàppale ko jeunesse bi nii lay def dafay mobiliser wu dañuy organiser wu dañuy fédérer seen ay force parce que fii ku fi taxaw di nga xam ne jeunesse bi fédéré nañ seen ay force du benn lutteur rek moo fi nekk du benn écurie rek moo fi nekk mais ça montre l'envie de forcer l'autorité pour que mu dugal loxoom ci sport bii nga xam ne mooy bëre bi jàppale mbër yi nga xam ne ñoo fi nekk parce que nag ñun lii ñu gis ci Sébikotane wax dëgg yàlla bu ci autorités yi tegee seen loxo kenn mënu leen a téye nous allons devenir une écurie de dimension nationale buy def ay résultats yoo xam ne yi rien ne nous empêche demain ñu am le roi des arènes indi ko fii à Sébikotane. waaw mbër ñu ñëw ci li nga xamante ne mooy le 26 ndax xamante ne heure bi jot na te xam nga le 26 lan ngay waajale le 26 ndax gis nañu tey ku Jordan nekk sa kanam ay ñoom jàpp daan ay ñoom armée bu ñëw le 26 lan ngay waajale. waaw maanaam comme ni nga ko waxee rek Jordan bu nekkee sa ginnaaw armée bu ngëwal Sa Thiès dab daan ñoom Boy Sélé gars yi yëpp Sébikotane 50 Diamniadio maanaam bis ba amul lu ñuy ragal ñun lamb musuñu si ragal billaahi lamb ñun musuñu si ragal waaw di wax rek bés ba na gars yi gën a waajaat lii neex na trop mais bés ba moo ko war a dàq waaw di waxaat autorité yi ñu ñëw jàpp si bolok tigé yi Moussa maire jënd na benn bolok mënoon na waaw ñu koy ñaax mu gën a jënd beneen su mënee nekk parce que yeneen bolok yi dafa war a jeex maanaam xam nga gars parce que booy xool fii ay xale rek ñoo fi nekk ñëpp dañoo bëgg a dem làmb ja te am na ñoo xam ne mënuñ waaw seen poste jotul quoi nañ gars yi autorités yi ñu jàpp si gis nañ délégation autorité yëpp ñëw nañ ñu ngi leen di sant ñoom ñëpp waaw di leen wax ñu gën a jàpp si waaw sama combat bi bul santagum yaa ngi sant bul santagum xam nga Nakhane Ndiaye numéro 2 est-ce que xam nga Nakhane bu Thiaroye waaw sa adversaire yaa ngi war a bëre le dimanche 26 décembre 2021 nga war a bëre face à kan Nakhane Ndiaye numéro 2 est-ce que xam nga sa adversaire waaw sama adversaire jot naa ko seetaan waaw moom lu ma seeg ak moom may comme lu may yàgg wax adversaire rek bu arbitre sifflé rek waaw dinañ jëflante bu baax incha allah waaw te ku ne xam ne Boy Sébi nu muy bëree si biir géew man amul lu may tiit amul lu may ragal waaw ku dul moom sax moom dafa bokk si lim bi rek waaw dafa bokk si lim bi rek maanaam dañuy jéggi quoi jàll. rakk ji Boy Sébi da nga nekkoon ci yoon. affilé ay victoire yu am solo. nga échoué sa première défaite instant bi supporters yi ñi fi taxaw da nga leen amel bor est-ce que bor bi da nga koy maasaale wala da nga koy fay. non ñii lu raw loolu sax dañ leen koy fay lu raw loolu. da ngay fay bor bi. Sébi non Sébi fii dafa war a am ay champion. jour ji looy def. non champion Sébi moom instant bu arbitre sifflé génn sa diggante ak Nakhane looy def. yow xam nga lu ñu war a def sax yow. xam naa la mais dama xam sa adversaire lan ngay def. damay dox si koom. man du ma taxaw lamb man du ma taxaw damay ñëw jël li ma moom waaw mu lépp rek waaw di santaat tamit waa Sébi ñu wax gars yi ñu gën a jàpp bi mooy sama 4e combat waaw bi mooy sama 3 victoire bi mooy sama 4e combat waaw xam naa ko nii rek waaw moom bëri na quoi moo ñu jiitu si lamb dañ ko koy nangul bu jour ba dañ koy jox cëram rek waaw ñun ragaluñu xeex. bu la woowee ci xeex looy def. dañuy xeex ak moom. bu la woowee ci bëre looy def. waaw ñun dañuy bëre ba naaw. waaw. non du jar minute loolu lépp mi ngi jar si bés bi rek. Boy Sébi xam nga dafa am lu am solo ñun xam nañ ne boy bi champion la ñun xam nañ ne moom man ki muy bëreel ñun consigne bi ñu koy jox mooy mu dox ci kawam dóor ko daan ko ñu ñëw ñibbi. consigne qu'on lui donne. Tout Sébikotane est mobilisé derrière lui. Dama ne ñun il a 4 combats, il a 3 victoires, il a une défaite qu'on minimise parce que analyser nañ défaite bi xam nañu li ko waral jël nañu ay dispositions pour que son prochain combat soit un combat d'enfer. dina ko def dina ko dóor dina ko daan dina ñibbi si Sébikotane ak merci beaucoup. waaw lan ngay tëjee. waaw du nuyu. waaw. jël chaise yi di ko damm affaire yooyu noonu loolu nan nga ko gisee. non ñun ku ñu xam ne Sébikotane amul defkat quoi comprendre nga ñun violence ñun duñ ci dund dara ñun dañuy dem sañsa ba jekk dem ñu bëre
suñu borom may ñu ndam ñu ñibbi si jaam ak salaam waaw loolu du wax ni lamb rek la mbër yëpp gën a defarwaat waaw mbër yëpp gën a defarwaat supporters yi ñu gën a mbëri sax defaru nañ mais supporters nañ gën a defaru ñu jàpp xam nga xam ne lamb yi suñu lamb la quoi c'est Sénégal la yem ñu jàpp xam nga bañ a yàq sees xam nga bañ a damm bañ a saltel bañ a xaañ xam nga parce que mbër boo ko xaañee combat bi day yàqu kon li nga bëggoon si stade bi dootu lamate comprendre di wax supporters yi nañ gën a ànd ak dal lamb fair play la waaw ku daan ruus mais dañu koy jaayante rek yàlla baax na du nuyuwaat xam nga ñëpp du nuyu suñu waa écurie du nuyu waa suñu waa écurie Boy Niang maa ngi koy encouragé xam nga di ko wax mu gën a liggéeyaat li si kanam moo ëpp fuuf te moo gën a neex te mooy dàq incha allah xam nañ ko champion la du nuyu tamit yeneen booy fa nekk yëpp képp ku am combat yàlla ko suñu borom may ndam incha allah di waa promoteur bi Gibson waa dañ koy béggee bu baax xam ne lii yombul maanaam gis ay xale nekk si dara bëgg ko nga jël sa xaalis def ko si ñoom waaw di ko sant di sant ay ñoom Abdoulahat xam nga ay sama ménage Matar di ko sant di sant ñëpp di sant samay coach yi ñoo père Xës père Dégol di leen sant père Line di sant gars yi ah lu mu laaj rek waaw bu gars yi mo su ma geesoo gis sëbi rek damay si teg bakkan bi laa si teg waaw dañuy bëtt ñag bi jàll bu ko jaree ñu sempi ndéegi waaw maa la wax loolu waaw sant ñëpp di gërëm ñëpp di wax di gars yi le 26 na gars yëpp ñëw ñu gën see jàpp mu gën a baax tam suñu borom may ñu ndam ñibbi si incha allah si kàttanu yàlla ak baax waaw incha allah jàmm ci yow waaw di sant ñëpp waaw presse bi tamit maa leen di sant ama li yombul maanaam déplacé wu jóge Dakar ñëw sëbi waaw yombul daal maa leen di sant bu baax di leen wax ni li seen liggéey la mais yàlla na si yàlla gën a may taxawaay ba fu ñu dégg waaw site yëpp ñu dégg leen fa ngeen dem si kaw si kanam waaw di nuyu yéen ñëpp sama copain la yàgg na maa suivre lamb ju ma am fekk na ko xam na lu ma mënee waaw di leen nuyu bu baax a baax waaye charré jaaf waay waaw jàmm ci waaw bloc ticket yi ñaata bloc yi 200 000 benn bloc bi benn ticket 2000 bloc ticket 200 000 francs la bloc bi waaw dinaa jël benn bloc bi waaw incha allah yow monsieur Mboup yow yaa ko jëlal benn bloc ticket ticket monsieur Mboup monsieur Samb loolu monsieur Mboup monsieur Samb yaa ko jëndal benn bloc ticket merci beaucoup merci ñu mel ni yow lañ soxla gis ngeen de lii rek la fay demee saa su ne tey ñoo ngi woon fii ci Sébikotane ñëwoon teewee ci open press u Boy Sébi mi ngi war a bëre le dimanche 26 décembre war a bëre ak kan war a bëre ak Nakhal Ndiaye numéro 2 journée Gibson production lii la woon ci open press bi jël nañu lépp di leen jox rendez-vous rek le dimanche 26 décembre 2021 journée Gibson production Nakhal Ndiaye numéro 2 face à Boy Sébi jaa ngeen jëf sama gaay